Aïcha mi ngi noonu prof dañuy waxtaanee d'où les dirigeants tirent leur force parce qu'ils sont très forts quand même pour accepter et assumer tout ce franc-parler. Tout à fait, c'est-à-dire que c'est clair que bu ñu waxee njiit dañuy xalaat toujours doole yi ñu am capacité de résistance au stress à toutes les sortes formes de pression situation bu nekk mën nañ ci génn loolu en général ci njiit la mais toujours damay bëgg a préciser benn affaire rek bu ñu nee njiit xel yépp ñu ngi dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci kanam mbooloo yi maanaam président yi direct ñi xam ne dañuy yore kër liggéeykaay yi wala ñi nga xam ne dañuy nekk ci bopp kuréel yi xel yépp foofu la ñuy dem mais du foofu rek la ñu fekkee njiit ñu ngi koy fekk ci biir kër koo xam ne yàlla moo leen nattu ba nga xam ne am nañu ay seeni rak di leen yore wala yore seeni waajur wala yore seen ay mbokk seen ay xarit yoo xam ne ñoom rek ñooy seen yaakaar te ñu leen yore ñu leen toppatoo mu am tam ñoo xam ne seen i jëkkër wala seen i jabar nekk na ci seen responsabilité njiit la ñu ci foofu peut-être que njiit boobu mbooloo bi ñu yoree mbooloo bi bariwul waaye mun nañu wax ne toujours njiit lañu beneen façon njiit boo xam ne mooy ñun ñëpp bépp doomu aadama mun nañu wax ne njiit la nit doomu aadama bu nekkutul njiit rek c'est-à-dire njiit boppam su nekkul njiit boppam rek day faatu du mun a dund wala buy dund day mel ni du nurool doomu aadama donc ça veut dire que quelque part doomu aadama yépp ay njiit lañu peut-être que seeni ñu mbooloo bi ñu taxaw représenté moo dul bari mais ñun ñëpp ay njiit lañu alors bu ñu koy def toujours damay fàttaliku ne ñetti xeetu njiit moo am mooy am na ñoo xam ne loolu la Pa Assane wax léegi ay samba alaar c'est-à-dire boo nekkee ak ñoom bu ñu kontaan ci yow rek dañ lay neexal moo xam xaalis la moo xam leneen la mais dañ lay neexal am na ñoo xam ne duñu la neexal. ñooñu duñu samba alaar. waaw non ñi nga xam ne dañuy neexal. ñooñu duñu samba alaar. samba alaar mooy. mooy ki nga xam ni fi mu ko war a def defu ko fa. waaw non beneen waaw c'est vrai bon dama ko bëgg a wax noonu rek. mooy ñoo xam ne daal njiit yoo xam ne bu ñu kontaanee ci ñi nga xam ne. ñoom la njiite dañuy neexalaate. mooy nga xam ne souvent nit nasaraan dañuy wax le patron. ñi nga xam ne nag ay buur lañu c'est les chefs dañ lay toroxal. et les rois. waaw mooy c'est les rois c'est-à-dire que boo deful lu mu bugg mu toroxal la. du amul benn compréhension amul ne lii moo tax wala déedéet daf lay toroxal loolu mooy ñi nga xam ne dañuy ay buur lañu. ñi nga xam ne ay leader lañu mooy kilifa mooy koo xam ne wax dëgg yàlla dañ koy topp. ndax dafa yoon bi de waxin rafet na jëfinam rafet na voilà loolu la ñuy wax kilifa bu ñu waxee kilifa rek bu ñu koy traduire ci anglais wala ci français dañu ne le leader mooy koo xam ne dañ koy topp du la forcer ndax rafet jikko ak rafet joxalin ay doole bi nga xam ne moom moo leen téye nag mun nañu wax ne ñeenti façon la benn bi mooy doole ci yax yi parce que buñ ci njëlbeen ñi nga xam ne ñoom ñoo doon jiite mooy ñi nga xam ne ñoo gën a am doole la loi du plus fort c'est-à-dire que koo xam ne moo gën a am doole ci mbooloo moom mooy jiite mbooloo ci njëlbeen loolu amoon alors donc loolu c'est important ci histoire bi beneen bi mooy am doole ci xel mooy lépp li ngay xalaat mu doon loo xam ne nan nga ko tuba dama koy répéter il faut croire ce que l'on comprend ñooñu en général c'est les gens les plus forts nekkul ne gëm-gëm la mais gëm-gëmam bu mu am daf ko comprendre xam na ko comprendre na ko nand na ko c'est extrêmement important. Vous donnez la main aujourd'hui, voilà machallah. alors ñetteel bi mooy ñi nga xam ne doole bi ci xol la jógee. doole bi nga xam ne dafay jógee ci xol tam mooy bugg li nga xam ne moo baax ci yow ñi bari nag dañuy bugg wala buggante mais li ñu bugg ba pare dañuy yaakaar ne loolu moo neex ñi nga xam ne ñoom la ñu amal affaire maanaam seen bugg-bugg nekkul lu sincère. et loolu tam nekk na loo xam ne képp koo xam ne jiit nga li ngay boo nee bëgg naa lii c'est que da nga ko bëgg du ay tricherie amul leneen ñeenteel bi nag mooy mëtal yëpp mooy muus. intelligence. waaw mën nañu wax intelligence. mooy nooy def pour que situation bu nekk nit bu nekk nooy waxtaan ak moom. nooy daxal ak moom. nooy boole yooyu yëpp. loolu mooy la ruse. am na nag ruse boo xam ne muus bu baax la dafay permettre defar. am na muus yoo xam ne nag muus yu bon la dafay yàq. day ut pexe voilà day yàq donc loolu nekk na loo xam ne extraordinaire alors donc bu ñu waxee fan la ñu jëlee njiit yi fan la ñu jëlee seen doole
mun naa wax ne pour tënk ko benn bi mooy dañ koy jël ci organisation maanaam defar mbooloo tabax mbooloo te fexe ba mbooloo boobu mu am ay sart yu dëgër xam ne ñëpp ñi ko war a topp ñaareel bi mooy dañuy délégué xam nga doomu aadama dong mënul def lépp moo tax da ngay gis param boo xoolee réew mi da ngay gis président de la république buñ ko boolee woon Macky Sall bu ñu leen boolee woon moom ak Ousmane Sonko dina métti dina métti kenn waxuma nag kan lay métti mais dina métti kenn mais comme moom président de la république la dafa am ay policiers ay gendarmes Ousmane Sonko bu ko bëggee xoxtal wala Bougane Gueye Dany moom du dem di xeex ak ñoom day jël ay ñoo xam ne am nañu doole pour ñu dem xeex ak ñoom nervi voilà bon nervi sax baaxul parce que non loolu bokku ci loolu c'est anti-jeu mais ñi nga xam ne ñoom ñooy force de police yi ak juge yi ak yooyu nga xam ne boo leen utiliser loolu ruse la mais loolu nekkul loo xam ne lu baax la ensuite mu nekk loo xam ne mooy atte c'est-à-dire boo bëggee nekk njiit bu baax da ngay atte très bien atte boobu dafa am solo c'est-à-dire foog nga mun a yemale te loolu waaw te gaaw atte surtout ci dëgg donc loolu c'est extrêmement important beneen bi nga xam ne mooy nekk exemplaire maa ngi doon dégg sama benn Serigne Touba Serigne Abdou Khadre je crois mu doon wax ne doomu aadama boo nekkee njiit da ngay nangu ñàkk li nga am pour jox ko ñi nga xam ne ñoom ngay jiital c'est-à-dire te sacrifier te sacrifier te priver pour ñi nga xam ne ñoom noo la jiital yow mun nga xiif mën nga mar waaw mun nga mar mais ñi la topp waruñu mar waruñu xiif waaye yow nga jiitu waaw mun nga waaw ñi nga jiite toog di la xool waaw moo tax waaw duma rek donc c'est extrêmement important donc loolu mooy exemplarité moo tax ñuy wax toujours njiit dafay exemplaire parce que buy dara ñëw rek surtout naxar bu ñëwee rek moom mooy nekk ci première ligne bi donc ñu yaakaar ne képp ku bëgg a nekk njiit moo xam sa njiitu bopp moo xam njiitu sa waa kër ñi la jage wala njiitu mbooloo na nga nekk un njiit exemplaire maanaam koo xam ne dafay xalaat toujours ñeneen ñi bala mu xalaat boppam. C'est très important. Alors moi la question qui va clore cette thématique aujourd'hui Assane mooy posons-nous tous la question à savoir sommes-nous de bons dirigeants? Exactement. Maman, 1 minute de silence. Oui. On y pense, Assane, on y pense. Les téléspectateurs, vous y pensez? Et c'est très important. C'est très important. Comme question. Sommes-nous de bons dirigeants? Sommes-nous tous. Pour nous-mêmes. Pour nous-mêmes. Et pour sunu njaboot yi pour askan bi. Assane, tu as une réponse? Es-tu un bon... Je vais pas être prétentieux à ce niveau. Par rapport à ta propre personne, un bon dirigeant par rapport à toi-même. Je sais une chose. Quand je me fixe des objectifs. Je les atteins? Je sais pas si je les atteins ou pas, mais je sais me mettre sur le chemin qui puisse me permettre d'y arriver. Sans pouvoir faire du mal aux autres. Je ne pense pas dans ce sens à un certain niveau. Je me rappelle pas avoir opté pour ça. Pour faire du mal, non, je ne pense pas. Bintaba. Voilà Asma question la boo xamante ne ni xaw na doy waar mais bon comme ni ko Paasan waxee prof wax ko rek je pense que ñëpp nit ñi buñ la jiitalee jiit day jiitoo dara dangay am loo xamante ne da nga koy élever mu nekk ci yow loo xamante peut-être nekkul ci yeneen loolu moo la distinguer ba yàlla teg la ci nit ci kaw nit ñi daal. Mais au-delà des gens es-tu une bonne dirigeante pour ta propre personne? Parce que bu ñu waxtaanee wàllum ay jaxasoo yi am ci àddina nit ki ak jikkoy boppam la ci analyse tolluwaayam lay nattee te loolu xëy na en général mooy yàq lu bëri. Alors par vis-à-vis de toi-même je te laisse avec la question xam naa maman xam nga loolu ça interpelle tout un chacun d'entre nous kenn ku nekk am na loo yilifee bu dul ci cadre service bi nga nekk ci sa biir kër ak sa njaboot am na ñoo yilif démarche boobu mooy valable ba ci ki nga xamante ne moo nekk njiitu réew parce que ci famille yi ñooy defar dëkk l'ensemble des familles ñooy defar ab dëkk bu amee ku ko yilif nag am na lu mu war a ëppale ñi mu yilif war nga am tolérance war nga am esprit de dépassement war ngaa laa biir lool di jéggale di jëlale tey teel a arto kilifa dafay teel a arto te loolu ni mu valable ci kii jiite réew mi noonu la valable ci père de famille bi. Très bien. Tout à fait et c'est une question intéressante pour aider tout le monde. Justement. ci tënku rek c'est-à-dire boo bëggee xam est-ce que njiit bu baax nga. si sa doxalin. est-ce que da ngay jiital li nekk sa li génn sa xol. benn ci li génn sa xol te mu bari maanaam sa bëgg-bëgg yi dañoo bari am na looy def te mu
mu nekk loo xam ne sa xel nangu na ko c'est-à-dire que ci